les patriotes maa ngi nuyu ñëpp nuyu tamit toute la coalition wala l'intercoalition Yewwi Wallu nuyu tamit képp koo xam ne da nga fi taxaw te yënguwoo sax ci wàllum politique mais xeex wàllum injustice moo la fi tax a taxaw. président Ousmane Sonko nag dafa am lu mu waxtaan yi lay passé Walfadjri mu ne am na ñoo xam ne dañuy toog ba monstre bi ñëw dal seen kaw ñu doog a yëngatu démb nag loolu laa gis ci télé bi ak réseaux sociaux yi mooy les journalistes de iTélé ak iRadio ma gis Mamadou Ibra Kane toog ak collègue am yi jël maître El Hadji Diouf comme avocat ñuy kaas ci ay droit wu coupe du monde jël commencé yuuxu di wax ci wàllum injustice ma gis benn montage Ousmane Sonko ne leen bienvenue au club te bi mu ko doon wax nag ñu bëree bàyyiwuñ ci woon xel ak Macky Sall honorable député Ramatoulaye Bodian wax na ko ku nekk na nga préparé wu ñun ñëpp dañoo nekk ci ay prison ñii fermé ñii à ciel ouvert ñëpp sursis la ñu nekk ñëpp ku ci nekk à tout moment mën nañ la jël ne la kaay ñëwal nga wuyu may wax nag ñi nga xam ne ñoom ñoo ñu fekk si tey patriotes yu jógee ci 14 régions yi les autres partis lu mel ni représentante Khalifa Sall fii ci Guédiawaye sa coordonnatrice di madame la maire Ndiémé Baar mi ngi fi ñu gërëm ko sant ko patriotes yi moom jarul sax may jaar seen tur xanaa jaar ci turu madame la maire di première autorité bi fii Khadija Mayekor ak honorable député Ramatoulaye Bodian mu mel ni kon nuyu naa ñëpp kii nga xam ne moom leen jàpp nag ñin li ñu fi indi tey casquette yi dafa bëri benn dañoo bokk coalition mais même buñ bokkul woon coalition ak Nadine di Ami Dia man tey dama fiy ñëw parce que man ak moom suñ kër yi sorantewul maag ay frère am ñu ngi nii ñun ñoo bokk benn koñ la famille Dia ñu xam leen ñi nag ñoom ak Daouda Diouf ñoo dëkk Baye Gaynde ak Mboddu 3 ak Mboddu 4 bokk benn quartier Macky Sall nag dama yaakaar ne ñi ko doon enquêtuñ pour laaj kañ mooy Ami Dia nit koo xam ne mbóot sax mënu koo rey une femme boo xam ne sociale suñu koñ nin loolu dong lañ ko fa xamee su dee nag réew mi dem nañ léegi bay tere ku reetaan jël Ousmane Diagne tëj ko ci kaso bi réew mi dem nañ léegi bay tere kuy revue de presse jël Papito tëj ko ñun de revue de presse moo ñu may luñ am parce que métier la te duñ ko bàyyi bu ñu demee bay tere ku wéef Ami Dia wéef lañ ko jàppee dina tëj ñëpp parce que chaque jour dañuy wéef ñuy wéefaat injustice wala dictature rampante bi ñu doon wax elle est devenue debout te loolu nag yaakaar naa ne ñëpp ci war a jóg loolu waruñu ko nangu tey waruñu ko nangu ëllëg maa ngi dégg léegi benn waay di ñuy jox mu ne ma non tey moom police kontaan naa ci ñoom duñ leen félicité kontaan nuñ ci ñoom duñ leen wax jaajëfa ils font leur job la police doit être une police républicaine loolu mooy dëgg une police ne doit pas être partisane loolu moom mooy dëgg waaye police kontaan nañ ci ñoom xoolal ni ñu encadré c'est leur job ils sont payés pour ça rémunérés pour ça suñ ko mënulee ñu dem toog loolu mooy dëgg mais police kenn waru leen di leen utiliser wala di leen orienter ay père de famille lañ ak ay mère de famille dañuy jënd ceeb di jënd diwlin ñoom ñoo ñu gën a sonn conditions yi policiers yi di dund yéen dundoo leen ko donc elle doit être républicaine taxaw si kanamu commissariat du tax ñu wax leen dëgg comme li ñu waxoon juge bi ñuy àtte keroog du ñu dugal ci biir kaso bi même boo leen ñu bàyyi dañuy continuer di dox bu ñuy liggéey parce que ñun bi ñu juddoo Guédiawaye ba tey loolu la ñu def loolu mooy dëgg Macky Sall nag li ñu ko bëgg a xamal mooy ce pays là ne l'appartient pas donn ko ci ndeyam donn ko ci baayam donn ko te keneen du ko donn du ko joxe dañu koy gañe te Macky Sall tàmm na làmb ju ñëw mu tànn ñan ñoo war a bëreeg moom mais 2024 Sonko mi muy wax ne du bokk lu la du bokk ban raison yow waa ji amul dossier mu soo koo àttee sàccul fenul rien yow bu la gënul set gënoo koo set ngeen ni instrumentaliser ak seeni faucon ne du bokk Khadija Mayekor bu leen waxee ne leen Sonko day bokk 2024 bu yeboo ngeen gëm ko demandez-moi le pourquoi keroog c'était un vendredi dañoo toog ñu xëy ñu ne ñu seen liste yi golf ak Sam Notaire dootul jàll ma ñëw fekk ko fa dañ ne liste golf ak Sam Notaire day jàll par force rapport de force la ñu utiliser dik ay dóor la sous-préfet envahir ko suñu booy yëpp ñëw taxaw
ne ko barke alxuraanul karim bu liste yi jàllulee ñu taal dañuy taal sous préfecture bi dañ koy taal ma jóge fa dem ci Blondin bii préfet bii nga xam ne c'était un préfet politique loolu la ñuy jotee ba biñ ma waree takkal écharpe bi sax defu ko ndax nekk un préfet partisan politique. Le commandement territorial doit savoir que ñoom ñooy sont les représentants de l'État. Ils ne sont pas des politiciens ni des politiciens loolu ci boppam la ñu war a dugal seen bopp ñu def rapport de force Macky Sall xamul lu rapport de force suñ li siy jàll ñun ni ñu gañee fii gañe waat député lépp rapport de force la boo leen seetloo benn affaire waa APR dañuy boole rek Ahmed Aïdara ñi mu àndal waa Yewwi dañuy dóoree waaw ñoom ñoo toj oto yi wàq naan ñoo toj Gunaas ñooñu dóor ñoom loolu lañ xamuñu ay affaire négociation li ñuy wax nag mooy tous les détenus tous les otages politiques nañ leen bàyyi ñu ñibbi Amy Dia nag dina ñibbi ñun dañoo nekkoon ci kaso waa Guédiawaye am luñ def taxaw ñu génnee ñu waa Guédiawaye itam loolu la ñuy defaat parce que loolu lañ commencé tey lii jëm ci wàllum assemblée nationale honorable député Ramatoulaye Bodian wax na ko fee moom c'est l'opposition qui est majoritaire Macky Sall bi commencé di leen gëmloo naan leen il est majoritaire da leen di nax ak di leen dóor pour di leen jéem a perturber opposition bi ñoo majoritaire à l'Assemblée nationale te opposition bi présidence Assemblée nationale opposition bi moo koy gagné man maa leen wax ma ne leen présidence Moustapha Niasse fera une passation de service moo benn député bu bokk Yewwi loolu mooy am parce que ñoom dañoo yaakaaroon ne xëj na buñ bloqué liste ñoom Ousmane Sonko bii léegi ay xurda ba ñoom ñoo fay dem dañ fay ne di nelaw mais jàpp naa ne ñi ñu yóbbu foofu ñoo gën a dangereux grand yi nga xam ne ñoom lañ fa naroon yóbbu parce que grand yi sax lu mu bon bu ñu yeggee dinañ am luñ bañ am lu ñu kii parce que ce sont des républicains ay mag lañ ay léeg-léeg mais bul bi moo tourné ñoo fa doon nekk di def lu leen neex bi yoon ce sera le contraire Macky Sall dina xam ne assemblée yi mu doon am ak bii bokkul te le 12 soriwul le 12 soriwul dama ne président assemblée nationale ci opposition bi Yewwi ci boppam lay jugee par force incha allah ma leen di gërëm nag di sant ñi nga xam ne ñoom ñoo jugee si gox yëpp ñëwal ñu fii parce que ñin lay ñëw pour jàppale ñu dëgg la Amy patriote la bokk Pastef mais balaa dara xew nag ñun ñoo bokk ak moom benn dëkk ñoom Diagne solution jugee Médina ñii jugee Gueule Tapée ñii jugee Parcelles ñëpp ñëw fii kon yaakaar naa ni ñin tey duñ gërëm Pastef bu Guédiawaye nga xam ni kii Alpha Ba moo ko jiite mais patriotes yi jugee ci département yi ak région yi ñoom la ñuy sant di leen gërëm Papis Bodian ñu ngi lay gërëm di la sant bu baax a baax a baax kontaan nañu la lutte ne continue dañ ne buñ def lii marché rek après bàyyi de dañuy continuer la pression pour suñu sœurs yi ak ñoom Papito ak ñoom Ousmane Diagne ñoom Seck force spéciale la ay tappale la mais lan mooy force spéciale en tout cas daal ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp ñun nag waaw mouvement dootuñ ko nangu nee nañ ñu ngi fi en tout cas gërëm nañ ñëpp daal sant nañ ñëpp merci beaucoup wasalaam Gassama merci beaucoup